jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time4 Africa dal leen jàmm ci xibaar yi dañ koy dooree ak mbirum Astou Sokhna mooy soxna si faatu woon fële ca hôpital bu Louga nag ki nga xam ne mooy jëwriñ bu ñu denk wàllum wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr daal na yëkkati ay daan yu métti teg ko ca ki nga xam ne rek mooy directeur u hôpital ba ak sage-femme bi nga xamante ne moo nekkoon ak soxna si ba mu faatu ginnaaw bi nga xamante ne ñii di direction bu yor wàllum santé yaay ak doom jébal nañ ko rapport bi niki démb wàllum yokkute mbirum payoor bi fii ci Sénégal nag bu ñu sukkandikoo ci ANSD ñoom nag ñoo ko daal di xamle ci seen étude bi nga xam ne amal nañ ko nee na lu ëpp ci 37 milliards ci suñu koppar moo daal di yokku weeru koor gi ak jafe-jafe yi nga xamante ne ña nekk ca Fuuta rawatina ca goxu Matam ak Kolda ñoom nag jafe-jafe la ñuy dund tàngaay bi waaye nag lii di glace nag cher na foofu ak jafe-jafe ngir ñu mun a am jën foofee tamit nekk na loo xamante ne moom la ñuy dund xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom la ñu ndar képpee xibaar yi mbokk yi léegi-léegi ma dikk ñu dal leen jàmm ci xibaar yi dañ koy dooree ak tiis bi dal fële ca hôpital Louga bi ginnaaw génnum àdduna soxna si di soxna Astou Sokhna moom nag ginnaaw ba mbir bi amee ki nga xam ne mooy jëwriñ bu ñu denk wàllum wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr daana jot niki démb rapport bi nga xamante ne moom la ñii di direction bu yor wàllum wér-gu-yaram mu yaay ak doom ngoo xamante ne dañoo lëkkaloo ak gynécologue yi nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nag daan nañ ko jébal lañ fa gis rek mooy dinañ teg ay daan yu métti ki nga xam ne rek mooy directeur hôpital ba ak soxna si nga xamante ne sage-femme la moo daal di taxawoon ak kii di soxna ba mu daal di génn àdduna moom moo Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi xam ne kii di directeur bi ak infirmière boobee nag dina ñàkk seen poste dinañ leen dàq foofee nga xam ne fa lañ nekkoon buñ ci noppee nag dina fexewaate ji la naroon amal ab conférence de presse ngir indi ci ay leeral. ñu àddu wax ci leneen lu toll ci 4000 ñoo xamante ne dañoo wérut moonaam ñi nga xamante ne rek ay malade mentaux la loolu la Sénégal la daal di lim bi ki ko xam rek di Assoumana Dione moom moo nekk président bu association ñi nga xamante ne dañuy taxawu ak toppatoo ñi nga xam ne seen xel neexul nag tax na sax muy woo autorité ñu fexe rek ba dimbale leen wala sax ñu tabax leen ay bërëb yoo xamante ne rek ñoom ñooñu dinañ leen fa mën a dugal ak ñu leen di mën a toppatoo ngir ay leeral ñu teew kàddu yu Adama Faye ci fukkeelu fan muy édition des journées francophones de la schizophrénie association sénégalaise bu yor wàllu taxawu ñi am feebaru xel jàkkaarloo ak waa taskatu xibaar yi démb ci daje boobu nag la jëwriñ ji jiite association boobu di Assoumana Dione di xamle ni lu toll ci 4 junni ci ay nit yu am feebaru xel ñoo ngi taxawaalu ci mbedd yi bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil nag Sénégal bariwul ñu saytu feebaru xel ci loolu sax lañu artu ministre bu yor wàllu wér-gi-yaram ngir mu ànd ci ay safara ci atum 2020 nag xayma nañ ci hôpital yu toll ci juróom-ñetti fukki junni ak juróom benn ci psychiatre yi docteur Babacar Gueye moo ngi xamle ni xayma yi ab jàngat bu ñu def ci hôpital yi rekk la waaye am na beneen jàngat bu gën a xóot ngir saytu wàllu wér-gu-yaram jafe-jafe wér-gu-yaram xel bi fépp la waral nekk ci école ba ci bërëbu liggéeyukaay yi ak ci famille yi. ñëw naa leen ko ci bopp xibaar yi wàllum payoor fi ci Sénégal nag dafa yokk bu ñu sukkandikoo ci ANSD ñoom nag ñoo ko daal di xamle ci seen rapport bi nga xamante ne moo daal di génn ci wàllum rémunération ak heure de travail rawatina ci wàllum paiement nee na lu toll ci lu ëpp ci 37 milliards ci suñu koppar moom moo daal di yokk ci wàllum salaire fii ci Sénégal ngir aleera ñu ànd ceeg Ousmane Niang. ci diwaanu Sénégal ñi nga xam ne dana yëngatu ci wàllum secteur moderne seen masse salariale ci at mi dafa yokk ñu mën ko xayma ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar côté bi nag mi ngi toll ci téeméer boo jël fukk ak benn poñ % ci benn at enquête boobu nag ki ko xamle mooy ANSD wax na tamit ci rémunération ak heure travail yi nga xamante ni salarié yi dañ koy liggéey ci rapport enquête bi nga xamante ni sax def nañ ko ci rémunération bi ci heure yi nga xamante ni ñiy liggéey dañu koy liggéey ANSD gis ne salarié yi nga xam ne dañuy liggéey ci secteur moderne seen wàllum payoor mën nañ ko xayma évaluer ko ci 337 539 mu yokk ba 308 586 ci atum lëmb loolu nag buñ ko xayma ci ay pourcentage yokkute ki mi ngi toll ci téeméer boo jël juróom-ñeenti poñ bu toftal 4% ba tey it salarié yi nga xam ne dañuy liggéey am nañ augmentation ci seen wàllum dañuy liggéeyee étude bi nga xam ne dañu ko def ci 4e trimestre 2021 li mu wane mooy masse salariale bi nekk ci secteur moderne bi mën nañ ko xayma ci
366,4 milliards de francs CFA contre 329,8 milliards de francs CFA ci at loolu nag bu ñu ko xaymaa yokkute mi ngi toll ci téeméer boo jël fukk ak benn bu toftal benn poñ ci ay pourcentage bu dee nag dafa jëm ci salarié ñi nga xam ne dina yëngatu ci wàllum secteur construction mën nañ ko xayma ci 38,3% ci services yi 18,8%, industrie 1,8%. loolee yëpp nag bu nu ko tënkee ñuy xamle ne ci quatrième trimestre bi ñi nga xam ne versé nañ leen seen salaire mën nañ ko xayma ci 91,7 millions de francs CFA moderne bi de manière permanente. jërëjëf Ousmane Niang ñu wutali sama gox fële ca Île du Saloum ca Toubacouta ca benn île bu ñu naan Sipo ka fa nekkoon ren ba ñu gën ko xam naka ca princesse Sipo Fatou Mané mu ngi génn àdduna moom moomee nag nekkoon ku siiw koo xamante ne rek dëkk ba mu dëkk mu ngi tudd Sipo daanaka lu teel si 2 téeméeri habitants ñoom ñoo fa nekk tuuti na waaye nag am lu bari loo xamante ne ci wàllum aada ak cosaan da doon xëcc ñi nga xam ne dañ doon dem visiter Île du Saloum rawatina moom mooy nga xamante ne boo fa demoon daf lay accueillir daal di waxtaan ak waaye tamit di la xamal lu bari loo xamante ne nag taxoon nañu bari ci tubaab bi ak sénégalais yi doon jógee ci biir réew mi di fa wutali foofee moom gën na àdduna niki démb ca ba muy am téeméeri at ak juróom-ñaar moom femme Sipo moom nag mi ngi hérité li nga xam ne mooy ren boobu ci papam bi nga xamante ne mi ngi woyoo si Almami Mané moom moo nekkoon roi ba mu génne àdduna moom la Fatou Sipo daal di ko remplacer moo tax ñu koy woowee la reine di Sipo ñu ngi koy jaale waa Toubacouta yëpp di ko jaale Sénégal yëpp ndax yaakaar naa ñu bëri xàmme nañ ko tey jii ci ay photo yoo xam ne bokkoon nañ ko ci ay tubaab rawatina ñi nga xam ne dañ fa doon dem ci Île du Saloum. ñu wax ci beneen tiis bu dal ci communauté mouride bi rawatina ñu dëkkee ca Daaru Mystique ginnaaw génnum àdduna ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Absa mu nekkoon xalifa bu Modou Awa Balla Mbacké moom it tamit génn na àdduna ni ki tey ji waa Tefa ak jaarale ko sama kàddu di njaal njabootam waaye tamit di jaale communauté mouride téléphone di gën a lor askan wi te terewut ba tey ji am na ñoo xamante ne nag seen xel màccul ngir gën a moytu ci li nga xamante ne rek loolu la ñuy dugal si seen téléphone yi léegi nag dara mënatul la nëbb kenn ku ne fa nga nekk wala lépp loo mënti def ci journée bi sax li ngay bëgg mooy daal di ko filmer dugal ko nit ñi gis ko loolee nag mun na la jural ay jafe-jafe si sa wàllum dund ñu teewlu reportage Elisabeth. jëfandikoo internet léegi nekk na yendu ay nit yu bëri ñu bëri tamit duñu contrôler information yuñ si dugal te dañuy fàtte ne que Afrique tamit am na seeni réalité. célibataire la sax mën na ne kii manque d'éducation la et tout mais gën na garawati ci femme mariée nga exposer sa bopp góor bu nekk la gis di am ay imagination loolu yaa ngi mooy loolu mooy yàlla la déjà ñun ay africain lañ quoi dañu war a xam ne ay africain lañ gis nga tubaab bi lu mu sañ ñun loolu waruñ ko roy quoi di ko sax jéem a toppandoo non seulement que yaa ngi mooy yàlla mais c'est dangereux aussi nous sommes en africain exposer sa yaram ku nekk di la tëg bët di ci wax loolu c'est dangereux et c'est à éviter. ñàkk savoir vivre ak ñàkk éducation tax na ay jeunes yu bëri réer ci réseaux sociaux yi di fi publier lu ne. parce que baat nay baax xam nga ay mbir daal am ci kër te waa koñ bi sax duñ ko xam comme ni ko tubaab di waxee rek le linge sale se lave en famille. Il y a des choses yoo xam te ni n'a pas besoin de dem dans les réseaux sociaux di ko exposer sa vie privée wala sa vie privée yaay wala sa vie privée papa man kooku ça ne fait que une manque d'éducation une manque de savoir vivre. éducation bu amatul pëccëxoo day am ci penc mi kenn ku nekk lu la neex ngay wax lu la neex ngay def effectivement loolu dina am conséquence parce que day andi haine. en lay andi parce que man sama papa soo ko waxee dara wala sama yaay nga wax ko dara ci réseaux sociaux man dama lay bëgg a tontu wala bu ma la tontu lu si boo ëllëgee su ma la gisee sama xel dina nekk ci loolu mën na ju en mën na ju vraiment ay yoo xamante ni daal kenn xamu ko. publier loo xamante ni baaxul daa mel ni danga fàtte doom yi ngay am ëllëg ndax doom yooyu dinañ fekk ci archive ci internet bi moo tax nag seetluwaat bu baax a baax li ngay publier ci réseaux sociaux yi am na solo. neexul nga jur ay doom ñu dem ba mag ñu naan sa pap moo fi defoon li wala sa yaay moo fi defoon li waaw looloo tax ku nekk dangaa war a moytu looy dugal lu ne mu doon loo xamante ne
lu yiw la lu baax la pour ëllëg. jëfandikoo réseaux sociaux yi mun na indi ay risques yu mel ni wane loo xamante ne jaaduwul wala ngay envoyer ay messages yu xamante ne baaxuñu réseaux sociaux yi tamit mun nañ indi ñàkk sa vie privée bu fekkee ni yaa ngi publier loo xamante ne amatoo contrôle bi. jërëjëf Elisabethine mu nekk lu am solo loo xamante ne askan wi daal nañ ci yéey yàb bi mu tax na nag nit ñi war nañ amaat ak gëstu wala nag seet bu baax a baax lépp loo xamante ne rek moom la ñuy dugal si seen téléphone yi ñu àddu wax ci wàllum weeru koor gi ak jënd gu métti gi nga xamante ne papa yi rawatina sax yaay lu ñu gis rek dañ koy bëgg a jënd ba yenn sax dafay xaw a wute ak li nga xamante ne loolu la weeru koor santaane askan wi nag joxe nañ ci seen xalaat ñu teewlu reportage Barthélémy Koli. ci période weer bu sell bi di Ramadan askan wi dañuy jàpp ne dépenses yi parfois dafay ëpp lool Ramadan weer yërmande la weer bénédiction la ñeneen ñi jàpp nañ ne dépenses yi moom jaar na yoon. c'est normal gars yi dépensé am di joxe ndogu fii parce que lépp loo si def rek suñu borom dina lay fay quoi aussi promotion la comme ni koy waxee lépp loo si def moom suñu borom incha allah dina lay fay waaw te dama yaakaar ne loolu tamit baax la xam nga ci génn di joxe ndogu fii comme démb maa ngi fi autoroute bi laa ndogu démb xam nga gars yi di joxe tey bi waa dee xam nga tey circulation bi métti lu bëri heure ndogu di mel ni fekk Ramadan weer bu ser la waaye constat bi moo di ci weeri koor yi dépenses yi dafay yokk dafay doon ñaar du mel ni yeneen weer yi. dañoo ne Ramadan nga ne weeru yërmande la loolu yëpp dëgg la weeru yërmande waaye nu ma gisee fii moom dafa nekk weeru dépense boo xoolee weeru koor bu ñëwee li ngay dépense moo ëpp fuuf li nga daan frais waaw parce que yow loo gis da nga koy jënd boo demee kër ga tamit da ngay frais boo daan frais benn di nga frais ñaar. waaw mais nag yàlla moom suñu borom dafa jagleel weer boo xam ne weeru économie la waaye ñun moom dañuy jël rek di dépenser rek duñu calculer duñu xool. Ramadan weer yërmande la waaye weer boo xamee dafay jàppale famille yi pour ñu def ay dépenses yu néew di def ay économie tamit. weeru koor la ñuy desandi ba tey dañuy wuti fale ca Fuuta ci diggante Matam ak Kolda ña fa nekk naka jafe-jafe yu métti la ñuy dund jamono ji rawatina naka température yi nga xamante ne day yokk ba dem ba 46 degré buñ ci noppee naka mbirum glace nekk loo xamante ne dafa cher waaye nag nu ñuy fexe ba am jën loolee tamit nekk ay jafe-jafe ñu teewlu kenn ci dëkkandoo ki wuyu si Ardo Botal moom mi jokkoon na téléphone ak Mama Seck. day tàng ànd ak mbooya du genre maintenant nag ak Ramadan bi c'est catastrophique boo xoolee ñu ci am village ci am chance jegee dex pratiquement tous les jeunes ci dex bi lañ koy defee quoi en fait bord du Marigot aussi foofu yàlla def na c'est pas tous les villages qui ont accès à l'électricité il y a des centaines de villages yoo xamante ne foofu am courant donc le soir pour ñu am lu ñu ndogo en termes de rafraîchissement day métti si ñoom donc il leur faut encore faire des kilomètres wala am ñoo xamante ne dañ jënd glace ñoo jël ay charrette ñoo di ko jaayee dans ces villages là di ko jaayee glace à 200 300 400 ba 500 francs les camions frigorifiques là duñ ñëw bu ñëwul aussi duñ mën a am jën donc c'est tout un problème quoi donc bonkoon pour nga am li nga ndogoo c'est tout un problème chaleur bi moom c'est extraordinaire chaleur bu tàng jër day am il y a des villages pour nga dugg pour nga egg ci goudron il te faut faire pratiquement des fois 60 à 80 kilomètres te en plus pour ñu am problème rafraîchissement deuxièmement aussi alimentation bi demeewul noonu surtout en période de mois de Ramadan c'est très compliqué moo tax à chaque fois bu déggee seen discours ñoom ñaari jàmbar lañ am désenclavement di jéeri nañ leen defal ay goudron yu baax ba pare defal leen courant ñaar yooyu rek dañuy kaas moo seen kaas guddi ak kaas bëccëg ak ndox forage wala 3 je veux dire ndox courant ay tali. jërëjëf Momar Seck mu nekk loo xamante ne jamono ji nag yaakaar naa ne ñi nekk ci Dakar seen weeru koor war nañ ko seetaat foofee nag naka jekk dafay tàng ñu àddu waxal ci xibaaru bitim réew dañ koy dooree fële ca Centre Afrique kenn ko bokk ca porte-parole coalition Seleka di wuyoo ci colonel Christian moom nag dañ ko teg loxo ci digganteem frontière ak Cameroun ca Rwanda président Paul Kagame nee na pare na rek ngir signé ay série d'accord yoo xamante ne daf koy jëmale ci wàllum or ak li ni mel moom ak ki nga xam ne mooy tangam di bukki Denis Sassou Nguesso guerre Ukraine ak jamono ji nga xamante ne ñu ngi daal di topp ñu féete ca wàll wa ginnaaw patrimoine bi fa nekk leeral ñu ànd ceeg Ala Thiam
fële ca centre Afrique nag ci ancien porte-parole boobu nekk ci régime coalition Saleka di colonel Christian Doumbouya Narkoyo nag ñu arrêté ko ci weeru avril bi fële ca frontière Cameroun ba ñi ngi ñu xamoon nag li ñu koy toppee mooy ki nga xamante ne da doon indi ay guerre ak tamit ay xeetu xeex yu métti yoo xam ni day jur ay jàngoro ci jamono yi régime Saleka te atum 2013 ñi ngi ñoo xamal fi mu toll nag téye nañ ko ab teew néegandiko fële Bangui ginnaaw bi nga xamante ne ab enquête judiciaire dañ ko tàmbali jëmale ko ci moom Christian Doumbouya boobu nag da doon jéem rëcc ginnaaw bi nga xamante ne jàpp nañ ko fële ca Cameroun ñu jàppaat ko nag yóbbu ko fee ca capitale ba ci section recherche d'investigation bi nga xamante ne fa la nekk jamono ji moom nag nekkoon simple soldat waaye da doon wane ne colonel na ci loolu nag la duggee ci rang wu Saleka moom tamit ñi ngi ko xam ci ay déclaration yu am solo yu muy amal ci média yi moom nag moo waxoon li nga xamante ne mooy ab jël nguur gi ci président bi ci atum 2013 dëppoo ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars nouveau président boobu nag ku ko tekk ci bopp gendarmerie bi nga xamante ne doon na doxal ci locaux yi ñu gën koo xam ci SEDAT nekk comité extraordinaire pour défense acquis démocratique service de renseignement boobu nag ki ko doon dirigé mooy Nouroudine Adam mi nga xamante ne nekk na ku jege loolu ci njiitum réew ma fa nekkoon jamono yooyu waaye ñu ngi ñu xamal ne zone boobu mu jiite woon nekk na ab prison boo xam dañ fa daan xoqatal doomu aadama yi ak tamit sàmmonte wu ko benn yoon ak seen àq ak yelleef président Rwanda di Paul Kagame ginnaaw bu nga xamante ne am na ab visite bu mu amaloon fële ca Congo lu toll ko ñetti fan tey nag la ko jeexal ci àllarba ji ñi ngi fële ca Brazzaville ñi ngi ñu xamal ne nag am na ay ponk yu bëri yuñ fa nas ak moom ak homologam bi ñu Denis Sassou Nguesso nag ci ponk yooyu am na lu ci jëm ci côté minier maanaam exploitation minier ak tamit culture éducation waaye tamit ak koom-koom ginnaaw bi nga xamante ne nemiku nañu Congo nag nekk na dëkk bu yaatu boo xam ni am na ay suuf yu bëri yoo xam ne mën nañ fa bay mu indi koom-koom lu tolloog sax ci 12 000 hectares bu ñu sukkandikoo ci accord yooyu ñu fa def war nañ ko jox Rwanda ngir ñu mën cee bay ndax Congo nag moom ñi ngi ñuy gis ne am na ci fukki millions ak ñaar ci ay suuf yoo xamante ne ni kenn jëfandikoo wu ko luy tolloog ci 5% rek la ñu jëfandikoo maanaam jëmale ko ci agriculture maraîchère lu toll ci ñaar fukki millions ak ñett ci ay milliards d'euros d'actifs russes nag la ñu téye fële ca France ci détail yooyu nag lu toll ci ñaar fukki millions ak ñaar yu topp juróom-ñett ci ay milliards bloqué nañ ko fële ci compte français yi ginnaaw bi nga xamante ne xeex bi am na diggante Russie ak Ukraine nag la France jël décision boobu def ko mu jur ay jafe-jafe yu bëri ba nga xamante ne nag gis na ne sax lu tëra ci fanweeri bien ak benn ci ay immobilier arrêté nañ leen ak tamit yeneen moyens yoo xamante ne dañ ko doon jël ngir mën a rawal xaalis boobu delloo ko fële ci Russie. Alla Thiam ñu koy jaajëfal ñu àddu waxaat ci xibaaru tàggat yaram mu àndi ceeg ki nga xam ne mooy Oumar Ngalla Sylla mi nga xamante ne moom lañ taboon mu nekk entraîneur bu équipe nationale beach soccer moom nag tegg na foofu ab tànkam wàllum basket ki nga xam ne mooy Malay Ndoye moom la ñu xam ne moom la ñuy tab mu nekk ki nga xam ne mooy entraîneur bu équipe nationale basket ji góor ñi ñu àndi ceeg Momar Seck ngir ay leeral. tàggat yaram yi dañu koy dooree ak li nga xamante ni moom moo am ci équipe nationale beach soccer bu Sénégal xam nga nag kii di Oumar Ngalla Sylla moom nag jóge na si équipe bi ma nga dem fële nag sa royaume du Maroc bokk nag ci li nga xamante ni mooy fédération ba loole nag tax na ba ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Diallo nekkat fi ancien international Sénégal nekk itamit ci staff équipe nationale beach soccer bi mu koy ñaawlu bu baax a baax waaye nag mu ngi xamle ne daal lii ñu mel daal perte bu rëy la ñàkk gu rëy la Sénégal ñàkk nag ci équipe nationale boobu ndaxte entraîneur bu ñu mel waaye tamit joueur bu ñu mel ñàkk ko dafay diis lool ci équipe nationale bu Sénégal waaye nag nañu jàpp ne entraîneurs yi moom dañu fi nekk ngir jàngale waaye tamit nekkuñ fi ba abadan mën nañ fi jógee saa su ne lu nu mel tamit la kii di Alseni Ndiaye di gardien bi tamit wax ne daal def na lépp ngir nag Oumar Ngalla des ci équipe bi waaye nag moom nii la ko yàlla bëggee mu dem fële ca diwaanu Maroc wax leneen lu jëm ci wàllum coupe du monde xam ngeen nag Équateur dafa war a laale ak Sénégal ngir nag mu xam football bu baax a baax bu Afrique moom Équateur dafa nag sàkku ci équipe bu Nigéria ngir ñu amal na ab match xaritoo su ko defee ñu xayma seen bopp bu baax a baax ci footballu Afrique bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nag ñoom équatoriens yi nag ñoom ñoo bëgg match boobee ñi xam le nag Nigéria moom bokkul ci coupe du monde bi xam ngeen nag dafa nërmeelu leneen ci xibaar nag muy wàllu basketball soo moytu na kii di Malay Ndoye tey ji nag dañu ko tabb mu nekk ci bopp équipe nationale masculine bu Sénégal ginnaaw nag démission bi nga xamante ni kii di Boniface Ndong def na ko moom mi leen nag dina fa wuutu ki nga xamante ni kon mooy Makhtar Ndiaye kon nag ñi fàttali ni ki nga xamante ni moom mooy Malay Ndoye mu ngi doon jongante foofee sa club bu ñu naan Nyon kon nag
mu war fi wutu ki nga xamante ni moom mooy champion d'Afrique 1997 Boniface Ndong ginnaaw bi ñu jàppee ne daal dafa am ay xiiro nga yow yi nga xamante ni am na ko ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite football bi ci fàttali ko nag mission bi du yombul lool ci ki nga xamante ni moom moo di Malay Ndoye ndaxte nag Sénégal jamono ji mu ngi waajal nag coupe du monde bi ba ñu ngi sax waajal ñetteelu jongante yi jëm ci éliminatoire yi coupe du monde 2023 foofee sa Égypte Sénégal nag moom moo jutu ci groupe D bi ci kanamu République démocratique bu Congo Égypte ak Kenya. jërë ngeen jëf mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi ci kanam tuuti xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ànd ceeg Momar Seck jërë ngeen jëf.